mbokku Guinaw Rail ñoo ngi leen di nuyu presse bi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dagg nañ seen yitte ñëw teew ci point de presse bi nga xam ne dara waralu ko lu dul Guinaw Rail Debout moo ko wootee. Guinaw Rail Debout nekk un mouvement citoyen bi nga xam ne dafay jóg di xeex lépp li nga xam ne jaaduwul ak di xeex ngir Guinaw Rail mën a jëm kanam. ci biir loolu ñu am ñaari doomu Guinaw Rail yoo xam ne yoon daf leen teg loxo muy honorable député Mame Diarra Fam. Mame Diarra Fam képp ku ko xam ni au-delà de sa dimension internationale ak nationale dafay taxawu askanu Guinaw Rail bu baax a baax bañ nañ ko ba assemblée nationale doo lim 5 députés yoo xam ne doo si boole honorable député Mame Diarra Fam. kon donc kooku bu ko Macky Sall tegee loxo si lu dul dëgg du yoon tey dafay yoon ñun tamit ñu taxaw fii revendiquer parce que lu waay mën a wax mooy ñun ñiy teew si salle bi ak képp ku ñuy déglu xam nga ni fu doomu Guinaw Rail mës a am problème honorable député Mame Diarra Fam taxaw na. donc bu nekkee ci situation yi yoon la ñun ñu taxaw dañu wax ni da doon manifester ce qui est faux. honorable dafa jógee Italie ñëw ànd ak njabootam di vacances yi circonstances yi fekk ko fi mu déplacé wu dem di seeti Barthélémy Diaz ku ne xam na ni honorable nitu jàmm la kii di que demul woon pour conseiller Barthélémy wala pour leneen mais Macky Sall ak police am jël ko nguufaan ko en tant que député yóbbu ko. kon donc fii dañuy yaakaar ni léegi immunité parlementaire ci député amatul njëriñ comme que Macky Sall ku mu neex rek yëkkati yóbbu ci nu mu ko neexee. donc loolu dañ koy déplorer te dañuy demander à Macky Sall mu libérer honorable député Mame Diarra Fam dans les plus brefs délais et sans condition. keneen ki ci des di Alpha Diop nekk conseiller municipal nekk président commission assainissement mu amal Guinaw Rail njëriñ bu baax a baax nag parce que Alpha ku ko xam inondation Guinaw Rail xam ni yàgg na ci taxaw kon ku mel noonu tamit bu nekkee ci ay jafe-jafe yoon la ñun en tant que jeune nekk ay xaritam mais en tant que jeune nekk conseiller municipal nekk habitant de Guinaw Rail ñu ñëw taxaw revendiquer moom ci liggéeyam la nekkoon dem banque di récupérer chèque am génn taxaw ci buntu banque bi di woote téléphone ñu fekk ko fa jàpp ko yóbbu ko. et même s'il manifestait manifestation droit la boo xam ne constitution sénégalaise moo ko garantie. kon donc Macky Sall lii mu nekk di ñu teg nii ñun ñu koy nangu c'est-à-dire que population bi ñoo jógul def bloc bi ñu war a def li ñu war a def taxaw ne lii dafa war a jeex bu dul loolu lii mooy continuer et puis c'est pour la dictature. kon donc dañuy woo population Guinaw Rail parce que ñun mbir bi ba mu amee depuis section de recherche keroog fa lu ñuy yendu le samedi lundi bi ñu xëyee tamit dem nañ tribunal yendu fa ba ngoon jot kon donc ñu xam ni doomu Guinaw Rail ñi ko jot gi mayul ak ñi ko jot gi may ñëpp ñu ngi koy taxaw bi ci war mais dañuy xamal gars yi ne suba la ñu woote waat suba parce que dañ ko yóbbu flagrant délit de participation à une autorisation à une marche non autorisée ce qui est faux suba lañ ko yóbbu flagrant délit pour mu war a taxaw dañuy ñaan doomu Guinaw Rail yëpp ñu génn parce que bu dee manifester ñun mën nañ ko on a toujours été une population civilisée bokkuñu ci yu ñàkk fayda yooyu. mais Macky Sall ak gouvernement bu fekkee ne dañu bëgg a teg yi ñuy teg nii lii waruñu ko nangu parce que fii lu waay mën a wax mooy dëkk bi jóge na ci démocratie mi ngi jëm ci dictature. kon donc loolu bu ñu ko seetaanee kenn ku ci nekk naa dalul sa kaw bu ëllëgee dina dal sa kaw te doo ci mën dara en tant que doomu Guinaw Rail nag en tant que doomu Sénégal dañuy ñaan circonstances yu mel nii ñun ñëpp ñu ñëw jóg taxaw parce que. situation yi fi mu dooree ak fi mu agsi ñun ñëpp xam nañ ko waxuñu kenn nga jóg dem jaay sa bakkan waxuñu kenn nga jóg dem sànni xeer walla dara mais état ñemewul soulèvement. donc si ñun lay des ñu xam ne fii ñu jëmale baaxul ñu taxaw jël suñuy disposition encore une fois Mame Diarra Fam moo ñu fi tax a teew ak Alpha Diop et on exige leur libération si nu mu gën a gaawee parce que trop c'est trop et Sénégal si fii mu jëm nii baaxul. li ñu fi dajale nag mooy doomu Guinaw Rail yëpp ñoo dajaloo tey ndax am lu leen naqari ñi ngi jaajëfal waa Guinaw Rail di jaajëfal képp ku teew ci salle bi rawatina madame le maire mi nga xamante ni mooy Fane Ndiaye ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci jàppale bi ngeen di jàppale honorable député Mame Diarra Fam ak Alpha Diop muy loo xamante ni lu metti la lu tiis la ci suñu xol ndax jàmm rek lañ bëgg te jàmm lañ mës a woote tey famille yi bu ñu fi dajee tey jii ànd ak Guinaw Rail Debout di def déclaration bi di ñaawlu lii nga xamante ni moo xew ci dëkk bi mooy jàpp bi nga xamante ni jàpp nañ ko
sunu mbokk sunu mag sunu xarit ñu l'honorable député Mame Diarra Fam ku ne mettiwul nag da ngay wax lu la neex ndax démb yendu nañu tribunal ba ngoon di ko soutenir barki démb dem nañ section de recherche yendu fa ba ngoon pour di ko soutenir loolu yëpp moom moo ñu ko jaral ndax nit kenn du ko lekk kenn du ko naan lu dul dañ koy jariñoo te pour nga xam say nit dafa fekk ne boo nekkee ci jafe-jafe wala nga nekk ci bànneex di nga xam say nit ñooy ñan ku ne xam ne ni kaso neexul ku ne xam ne ni ñu teg la loxo xañ la liberté neexul surtout nga indi woon sa njaboot pour ñu passer ay vacances ak yow seen premier jour de vacances ñu daal di lay teg loxo ci anam bu ñaawee noonu muy loo xamante ni rafetlu wuñu ko ñun doomu Guinaw Rail ñun xaritu Mame Diarra Fam ñun ay mbokkam rafetlu wuñu ko tey rafetlu wuñu ko ëllëg ñuy wax ni dañu bëgg ñu libérer Mame Diarra nu mu gën a gaawee mu dellu ci njabootam. Guinaw Rail encore une fois ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal taxawaay bii nii yàlla na continuer ndax lii mooy taxawaayu mbokk lii mooy taxawaayu xarit lii mooy taxawaayu dëgg lii du yem rek ci Mame Diarra mais lii nañ koy defetee heure bu benn doomu Guinaw Rail amatee jafe-jafe nii lañ koy defee te nii lañ koy taxawalee encore une fois Guinaw Rail debout famille Mame Diarra famille politique tout ñu ngi leen di gërëm di leen sant loolu lañu amoon ci di ko sànd ci ay kàddu ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax. suñu gox moo ñu ñor ak Sénégal gi nga xam ne moom fi lañ am muy suñu réew loolu rek ci lañ ne di ko xeex suñu gisee suñuy frère nag ñu def lu rafet lii muy waa Guinaw Rail debout dañ siy kontaan di leen nuyu di wax ne kontaan nañ ci li ngeen def di sant mbooloo mi ñu fi teew ñëpp di nuyu madame la maire Fatou Ndiaye di ko sant di wax ne rek wax ji mën naa bañ a gudd ndax ñun ñëpp xam nañ liñ fi indi muy ñi nga xamante ne ñooy ay doomu Guinaw Rail dëkk bi gox bi ñor leen ñuy xeexal seen askan defuñu waxuñu ñu bëgg leen a jaay doole loolu moo def ñëw métti képp kuy doomu Guinaw Rail rek lii métti na la ñu koy commencé ci suñu yaay honorable Mame Diarra Fam nga xamante ne Guinaw Rail moo ko ñor fu mu toll moom lay xeexal tey bu ñu ko tegee loxo képp kuy doomu Guinaw Rail war ngaa génn wane sa bopp teg ci suñu frère nga xam ne tey moo tax ñu teew fi muy Alpha Diop nga xam ne ñëpp xam nañ liggéeyam ci Guinaw Rail Guinaw Rail moo ko ñor askanu Sénégal moo ko ñor mu demoon di daane dooleem moom demul woon sax pour manifester dafa demoon di liggéey ji bi mu paree ñu am benn sac bi ñu ko bindal mu dem di ko jëli ji fi mu taxaw noonu di filmer gars yi fekk ko fa patamee ko yóbbu ko tëj ko ci loo xamante ne lu ñàkk fayda la te yaakaar naa ne tey Sénégal ni muy doxee képp kuy doomu Sénégal rek métti na la nga xeex ak nga xeexul comme nag damaa bëgg président Macky Sall mi nga xam ne moom mooy suñu njiit mu xam ne ñun ay doomam lañ mu yërëm ñu dooleel ñu xam ne matuñu amuñu doole moom doole ji mu yor bu ñu ko bëggee jaay day métti ñu koy ñaan ñi nga xam ne ñoom la teg loxo mu tegg ñëpp ndax dara taxuloon ñuy xeexuñu manifesté wuñ ay doomam lañ mu yërëm ñu jàppale ñu bàyyi suñu ndaw yépp bàyyi honorable Mame Diarra Fam ak képp koo xam ne teg na ko loxo rek ci marche bi mu bàyyi ko loolu lañ ci amoon lu ñuy wax di leen gërëm di leen sant ci kàddu